seen kóolute mooy suñu mbégte yéen mbokk yi safoo seen télévision ITV dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi bokk na la ca gën a fës taw bu métti wàcc ci réewum Sénégal ca Bambilor nag ñaari gone daal di ca ñàkk seen bakkeen kër googee nag ña fa dëkkoon ñoom ba la ñuy wuyoo la fa duggoon ci ndox nag daanaka yemoon na ci ñaari mètre toxal ga am ca Pikine préfet bi nag sànjaafu mbir yi ne dana ko toppandi ngir bu ñu noppee ñenn ñi nga xamante ne nag dañoo dëgër bopp di dellu si waat duñ leen gisaat ci yooyu lépp ñu jëlee leen Nigéria andi leen Kédougou ñoom nag ca ndorteel la dañ leen digoon ne bu ñu ñëwee ay xëy lañ leen di jox bu jënteel gi nag ci jaay seen bopp ngir am lu ñuy dundee ci loo xamante ne nag teguñu ko seen bopp maanaam dañ leen a koy forcé ñoom ñooñee nag loolee la ñuy dund foofu li ñuy sàkku nag mooy dañoo bëgg a dellu ci seen réew loolay ponk yi mbokk yi bu jeexee daan ci toftal xibaar biti réew bu ngeen taaxir lu ñu yaatal ko. asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen xibaar yi dañu koy door rek taw bi nga xamante ne meeku nañ ko ci réew mi ci gox yi fasanti ko njeexital gi nag mooy am na ñaari gone yu ci ñàkk seen bakkeen ca Bambilor loolee nag gannaaw taw bu métti bi amoon ca kër ñi wu yóbba ndox ma dafa dugg ba lu tollook ñaari ci mètre genn gone gi nag daanaka ab néewum dafa réeroon ci ndox gi gannaaw gi ci la ko sapeur pompier daal di gisee moom ci jamonoy bër gi ñu nekk dafa ñëwoon ca gër googe ngir amal fay wakansam ñu dem it ca banlieue bu Ndakaaru ca Sicap Mbao nag commandant Babacar Diop bu service d'hygiène ma ngay sàññaaf askan wi wax leen nag nañu bàyyi mbalit meek ndox yi nga xamante ne dañu koy daal di jël di ko këpp ci rigol yi rawatina saa bu taw bi tàmbalee ñenn ñi di ci sëmbaxlu dañuy dem foofu daal di koy déglu. ndax dafa am ñoo xam ne dañuy profité ci taw bi. di jël seen foos yi di ko sotti nga xam ne ndoxu taw bi day jaxasoo ak ndoxu foos yi loolu nag moom danger bu mag la nit ñi war nañoo bàyyi seen xel ci loolu sa foos bu feesee nawet baa ngi jot sa foos mi ngi bëgg a fees oto yaa ngi fi demal jël oto mu vidéel la mais am na ñoo xam ne vraiment buy taw dañuy ubbi seen foos yi sotti ko ci ndox te loolu danger la parce que ndox moomu jaxasoo nit xale yi di ci foo di ci dugal seen loxo mun na jur ay jàngoro te loolu boo xoolee aussi délit la ci code de l'hygiène code bi nga xam ne moo tënk service d'hygiène délit la donc ci article L17 bi képp koo xam ne yaa ngi koy def yoon dina dal sa kaw ci alamaan boo xam ne jëm na ñeent fukki junni ba ñaari millions ak ñaari atu kaso ba ñaari weeru kaso donc ñu xam ne loolu délit la ñiy gas seen foos yi ci mbedd yi aussi nañ ko moytu sa foos su feesee demal nga jëli oto nga vider ko. service d'hygiène bi ngi sur le terrain di teytu képp ko xam ne gis nañ la aussi nga def lu dul loolu li ñu wax ci alamaan moom lañ lay daan. gannaaw bu am ñu ñàkk seen bakkeen ci taw bi ñenn ci liggéeykat yi tey jii nag ay jafe-jafe la ñu yeewoo ndax yegg ci seen bërëb bu liggéeyukaay yi doonoon na lu métti dem gékk dikk gi tagatéem bi am sax woto wala taxi doon na lu jafe dañ ci dellusiwaat wala taa xibaar yi di jeex ak Cheikh Hassana Fall ñu wax ci leneen wutali ca Pikine di ñu ko junjee ci ndorteelu xibaar yi. préfet ba moom daal dinay jukk taxaw ngir daal di toxal ñi nga xamante ne bërëb yi ñu nekk jaaruñu ca yoon yooyu les bërëb nag li ci ëpp ay jaaykat ñoo fay nekk moom préfet bi ne mbir mi gannaaw ba ñu leen toxalee dana ko toppandi ngir ñenn ñi nga xamante ne buñ leen toxalee léeg-léeg dañuy faral di dellu siwaat ngir ñu bañ a ñëwaat ci boobu les bërëb Moustapha Ndiaye la ñuy daal di déglu. waaw démarrer maanaam commencer li nga xam ne nii moom la ñuy tuddee opération désencombrement voie publique. mooy yoon yi nga xam ne nii fii moom la ñu war a mbedd yi ñi nga xam ne nii ñoom ñoo gën a fréquenté ñu fexe ba yàkkali ko ñi nga xam ne nii dañ fa teg di fa jaay wala di fa def yeneen activité ba indi ay jéeya ci population bi vraiment ñu jëlee leen fa pour mën a permettre ñi nga xam ne nii dañuy dox muy citoyen di dox di dem ak ñëw di def seeni activité ñu mun ko def dans les meilleures conditions de sécurité loolu aussi buñ ko defee président de la République moo ngi ci ñaax parce que ñun ñëpp dégg nañ ko bi mu jëlee réew mi après sa prestation de serment premier conseil des ministres mu rappeler gouvernement bi de leen moom hygiène salubrité publique ak environnement vraiment dafa bokk ci li nga xam ne ni moo ko gën a yitteel bokk na ci yi ko gën a yitteel ci mandaam bi di ñëw nii donc lu bu président waxee ndigal la joxe
et te moom la ñu may moom la yoon may mu digal joxe politique de la nation. Donc loolu nga xam ne nii moom la joxañ ne dafa bëgg mbedd yi yaatu ba nga xam ne nii nit ñi dem bi ak dikk bi dina gën a yomb ñu taxaw ci. Donc ñun en tant que ses représentants aussi dañ ciy taxaw def liggéey bi ni mu waree. loolu moo tax tey ñu lancé fii li ñuy tuddee opération de désencombrement des grands axes du département de Pikine ànd ci nag ak mairie de ville. ñu des ca banlieue bu Ndakaaru ba tey ngir artu nag moo tax ñu di DSCOS di direction de surveillance et de contrôle de l'occupation du sol daal di daaneel benn kër foofu mun nañ na sax ñetti parcelles yu dendoon la ay barak nag moo fa nekkoon waaye amoon na askan wu dëkkoon ca biir gannaaw waxtaan ci la ñu daal di ñëw daaneel dëkkuwaay yooyu. Jacques Diouf mi génnoon àdduna dañuy xaarandi ndéewam tey jile ca guddi moom nag mi ngi ñëwee ci vol Air France levée du corps bi ëllëg àjjuma lay am bu 9h jotee ci hôpital principal waaye nag julli gi ñu ngi koy amal ci juma minbar gannaaw bu ñu jullee jullip ñaari waxtu ba pare ca Ndar géej nag la ñu koy daal di jébbalee boromam ci sëgu càkka njaaye njaal li ñu ngi koy nangu samedi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru ut ca këram ga nekkee ca Fann Résidence. keneen nit koo xamante ne génn na àdduna te it ñu xaar néewam te jile mooy Thierno Abdoul Aziz Ba moom nag ma nga faatoo ca Makkatal Mukarram te jile bu 0h ci guddi jotee la ñu koy daal di xaar bu yegsee nag dañ ko dugal ci vol spécial yóbbu ko ca Tambacounda laata nag ñu koy jébbal borom moom ëllëg aljuma fële ca Medina Gounass di fàttali ne moom Thierno Abdoul Aziz Ba rakk la ci xalifa bu Medina Gounass Thierno Amadou Tidiane Ba. ñu wax ci leneen nguur gi nag taxaw na ngir jàppale bu baax ñu jëm ci dalloo lii di juma Masalikul Jinaan bi nga xamante ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub septembre la ñu war a ubbi ay buntam ci noonu nag gouverneur bu Ndakaaru doon dajek way taskatu xibaar yi gannaaw nag ba mu amalee ab visite maanaam saytu ca yooyu les bërëb daañu ci dellu si waat ci yeneen jataayu xibaar. Internet di jumtuwaayu xarale yu yees yi waaye nag gis nañ ne léegi ku nekk rek da ngay daal di jug ubbi sab compte boobee nag mu mun laa jurali koppar naka ngay def ba mbir moomee daal di antu ak it yan charte nga war a saarloo Matar Ngeer ma farfar. Internet jumtukaay gu xarala nga xam ni jamono ji ñiy liggéey ak ci fànn wu mu mën a doon dañu koy jëfandikoo muy site internet buy joxe ay xibaar wala bërëbu dajekaay di réseaux sociaux. wala plateforme bu mel ni YouTube bokk ci site internet yi nga xam ni dañu fay fësal lépp luy vidéo wala muy son bu mu ci mën a doon am na noo ko mën a jëfandikoo ba mu jural la ay koppar moom la nasaraan di wax monétisation. kan moo mën a weccoo liggéey boobu nag ak ay koppar. alors internet bi ñëpp a mën a monétiser parce que journaliste bi mën na produire contenu am photographe bi mën na monétiser contenu am. Blogueur ba mën na monétiser contenu am même képp koo xam ne daal mu ngi yor ay appareil di defar ay contenu di ko def si net bi am nga droit nga monétiser sa contenu. kii nag doon kenn ci ñiy yëngu ci liggéey boobu moom nag day jël ay vidéo yu reetaanlu di ko def ci YouTube bi ngir di ci yeete bi mu tàmbaleeg léegi nag moo ngi gis boppam ci monétisation bi bu baax. mën nga gagné tey. benn 1 million 2 millions 3 millions tu vois mais loolu tey boo ko gagné si cumul vidéo yu bëri la quoi tey booy nekk di am ay vidéo yu bëri nga am tey ay 300 000 vues ay 500 000 vues plus like et tout ça xam nga tey peut-être mën nga am benn vidéo bu nekk peut-être tey benn vidéo de 500 000 vues wala de 1 million de vues mën na nekk tey peut-être 300 000 200 000 500 000 ça dépend en fait tamit si like et tout ça quoi tu vois. war nga am. chaîne boo xam ne balaa ngay activer monétisation parce que monétisation bi activation rek la da ngay bës benn bouton mu activé wu pour nga am ko il faut nga am 1000 abonnés wala il faut nga am 4000 heures de visionnage. ay koppar am na ci gaa waaye ñàkkul ay jafe-jafe. tey di nga bëgg a récupérer sa xaalis nga war a jaar si ay network ba ñu bëri dañ may woo di ma waaye daati booy nan la ñuy def pour récupérer sama xaalis si sa monétisation bi te en plus monétisation bi c'est très dur. tey booy def vidéo foog carrément looy créer mu nekk création boo xam ne si yow lay jógee carrément bu mi si son bi wala utiliser son jàmbur. boo jëlee benn contenu benn vidéo boo xam ne YouTube daf ko monétiser ba pare nga dugal ko da ngay perdre monétisation bi tu vois c'est très dur quoi. monétisation doon lu mën a suqali liggéey yi ñuy jaare ci jumtukaay yu xarala yi ngir fësal seen liggéey waaye liy ñuul ci mbir mi le mooy dafa am ñoo xam ni
dañuy yëngu ci tasum xibaar am ci koppar yooyu nag jaral na leen sax di nax ñiy dugg ci seen site internet yi. loolu la wax clickbait mooy maanaam tu pousses la personne à cliquer da ngay pousser nit ki mu cliquer ci benn lien pour mën a dem xooli lan moo fa xew. site pour mu jox la xaalis il faut que mu am ay visiteurs te visiteurs yi fan la ñuy jógee mooy réseaux sociaux yi Instagram Facebook Twitter saa yoo cliquer dugg rek nit ki ni ñuy gën a bëree noonu la nit ki di gagner xaalis. même plateforme yi nga xam ne ñoom ñoo koy def comme Google da koy interdire léegi bañ ko ba tuddee ko clickbait ku ko def tamit day yàgg rek mais tôt ou tard sa site boobu dañ koy tëj. nga xam ko wala nga ñàkk koo xam ci internet mën nga ci am ay koppar yu bari waaye nag bala nga cee toll dafa war a fekk nga am ci ay nit yoo xam ni dañu lay topp safoo li ngay def. ñu wutali ca jaba bi ñuy dippee Sandaga fanweeri fan nag ci weeru wut lañu fas yéene toj boobule bërëb par liggéey gi nag war a am ñaari at ngir ñu yeesalaat ko tabaxaat ko foofee nag jaaykat ya fa nekk ñenn ñi nag ba tey ànduñu ci loolu ndax dañoo gis ne nguurub Sénégal lu ñëwuñ waxtaan ak ñoom ñàkk déggoo ko ñàkk waxtaan lañu ci gis waaye it leneen loo xamante ne moo leen jural tiitaange maquette ba maanaam bërëb boobee nuñ ko war a tabaxaatee kan mu war a méngool dañoo njott ne ñu bari ci ñoom duñu am ay koppar yoo xamante ne moom la ñu mën a jëndee cantine ya fay nekk dañuy dem foofee ca marché Sandaga déglu ci ki nga xamante ne nag moo yore seen kàddu di Dame Niang dénk na ko Amagoo Xabeex Niang. ñu dañoo liggéeyoon si benn maquette boo xam ne lépp luy problème Sandaga dañ see tenir en compte dañ see tenir en compte ambulant mooy ñi nga xam tablier yi débordé mais malheureusement ñu xëy rek indi ñu benn maquette boo xam ne ñun yëguñu fu ñu ko élaboré. éliminer cantine yi complètement alors que ñun suñu maquette cantine bi dañ ko moderniser def ko cantine en dur mu wër Sandaga si biir Sandaga sax ñu dafa benn espace boo xam ne pour éventuellement suñu bëggee def ay foire ak yu dem vraiment dañoo innover et puis espace bi nga xam ne bàyyi woon nañ ko def fa ay fleur ay kii ak pour parking ñun dañuy introduire wu parce que dañoo gis ne grande surface actuellement dañoo commencé à envahir te espace yi ñuy gën a bëgg mooy espace yi nga xam ne tiim na suñu marché traditionnel yi espace yooyu la ñuy gën a bëgg ñuy ñaaw njortu sax ba xam ndax sax su yàggee duñ ko mujj jox benn multinational boo xam ne peut-être comme Auchan wala ñeneen. bu fekkente ne ñoom ñi lee ànduñu ci toj ba ñuy def boobule marché wala maquette bu yees ba ñu fa bëgg a def ñeneen ñi nga xamante ne dañ leen toxaloon jëlee leen woon ca Sandaga gannaaw lakk gu métti ga fa amoon ca atum 2013 yóbbu leen champ de course ñoom nag li ñu gis mooy boobule marché Sandaga dañu ko war a yeesalaat ngir ñu mun faa delluwaat fa ñu nekk nag di champ de course gisuñu ci seen bopp ndax client yi benn la ñuy ñëw foofee ñenn ñi sax ñoom fuñ toll nii bu ñu sañoon ëllëg rek ñu daal leen di delloo ca marché Sandaga Moustapha Gabar Diop. ñu waroon fi def juróom benn weer kepp fi mu toll nii ñu ngi ci juróom benn at waaye fii nag Sandaga moo leen ko dàqaloon ndax foofu sax client daanoon na ñëw bu baax. marché bi doxul client yi amul fi parce que nit ñi xamuñu fi champ de course la ñu xam boo waxee champ de course mo fam mooy xam nañu champ de course mais xamuñu marché bi léeg-léeg nga gis benn client bu ñëw fii mu ne waaw lii ndekete fii marché la mooy wane ne fii du marché amul oto boo xam ne day jóge fee ñëw fi super du ñëw tata du ñëw njaga njaay du ñëw. mu bàyyeekoo ci Guinée ci atum 1978 Thierno Madou Diallo amoon taal ci Sandaga ci atum 1981 moom bërëb boobu rek la xamoon moo tax mu mel ni ku réer fii ci champ de course. xam nga rek ku ñu jëlee ak sa yaay rek moom comme noonu la rek la mel mënuñu am beneen marché boo xam ne comme Sandaga dañ koo miin boo xam ne ba suñu doom yi man fa laa takkee jabar fa lay am foofu laa amee sama doom yëpp ba am naa doom sax boo xam ne doom yi mag suñu doom yi da doon jàng doom yi yëpp bàyyi nañ jàng léegi parce que amatuñu ñuy fay. mu namm lool marché Sandaga bi nga xam ne moo ko doon dundal. ama ku daa moom ay millions. toog mu nga xam ne mënutoo am njëgu saako soble kay. man bu ganaaru feebaroon Guinée sax dañu may woo léegi bu nit deewee kër ga sax duñu ma wax duñu ma woo xam nga bu amul dara boo demee bu amatoo dara kenn du la faale. ñu tabaxoon ko ci atum 1933 tey nag ñu war ko tojaat marché Sandaga ngir defaraat ko loolee jur yaakaar ci góor si. moo tax dañu yàkkanti ñibbi ci Sandaga keroog bu ma déggee ñu demee palais
dalal suñu xel ba wax ne dinaa leen defal marché bi keroog nelewu ma ndax kontaan bi ñu jógee foofu ba léegi nag ñu ngi xaar président ba keroog tam ñu ñëwaat mu ne dañuy defaraati marché bi léegi ñu ngi xaar les 30 dañoo yàkkamte les 30 sax. Sandaga war a ubbi waat atum 2021 gannaaw ñaari atu defaraat foofu nag war na am lu toll ci 949 bërëb yu ñuy jaay jën yàpp fruits légumes ak yeneen xeet. jërëjëf Moustapha Gabar Diop ñu dellu si waat ci taw bi ak li mu sooxee ci Ndakaaru dem geek dikk gi tagga tembe bu baax ñi nga xamante ne nag ñooy liggéeykat yi amoon woto bu leen yóbbu ci seen bërëb yu liggéeykaay yooyu moo leen tawoon tey jilee ci bëccëg bi àddu nañ nag ci micro Cheikh Hassana Fall. dem beeg dikk bi jafe woon na loolu tey ci alxames gi fii ci Ndakaaru taw gi wàcc ci guddi gi nekk na loo xam ne andil na ay jafe-jafe nit ñu bari ñenn ñoo xam ne dañoo waroon liggéey sax ñoom as tuut moo desoon ñu toog seeni biiri kër. metti na trop parce que Pikine laa jógee waroon a ñëw reportage man avant maa génn Pikine c'était tout un problème. non yombul woon franchement yombul woon parce que tey ak taw bi ni mu ko dóoree nii tey ci suba parce que bi ñu xëyee gis nga. mbedd meeg yëpp dafa taa buntu kër yi taa tali bi taa ba oto gi sax suñuy daw sax vitesse bi ñu daan dawee mënatuñ koo dawee noonu. ñi lay doon ay professionnels yore engagement mbiru jàmbur moo tax ñu jug ne dañuy dem liggéey ji waaye jànkoonteel nañu ay jafe-jafe yu dul jeex. tardé naa lu bëree bëri parce que dama xëy war a dem ndox mi nekk sama buntu kër mënumaa dem en même temps muy wis teg ci mënatumaa dem. parce que samay daal yàqu na si ba mu obligé sol carax yi kon c'est-à-dire que problème la woon pour nga mën ka rallier. déjà nank laa doon daw pour bañ a gën tooy mais tooy naa xepp ba ma yegsee ba rond point Colobane tamit ma gën a tooy ndax il a fa sama moto fa la fayee quoi. mais conviction job rek soo amee conviction job wis du la téye quoi. defar assainissement ci yenn pàcc ci capitale bi nekk na loo xam ne ñii ñoo ngi koy sonju njiitu réew mi. ñu ñaax rek gouvernement bi assainissement bi ñu koy def avant ñuy teg ay tali avant ñuy teg ay pavé comprendre nga xam ne bu ndox mi taw mi ñëwee mu mën a dem même pas 20 à 30 minutes mu dem quoi. solution alternative war nañ ko mën a jël ci problème bi ni mel waaye nag dina jafe lool fii ci Dakar peut-être si yeneen localités yi mën nañ ko am. taw gi wàcc ci alxames gi fii ci Ndakaaru Njaay doon loo xam ne andil na jafe-jafe yu bëri citoyen yi lee dem beeg dikk bi jafe woon na loolu tey ci alxames gi fii ci Ndakaaru taw gi wàcc ci guddi gi nekk na loo xam ne andil na ay jafe-jafe nit ñu bëri ñenn ñoo xam ne dañoo waroon liggéey sax ñoom as tuut moo desoon ñu toog seeni biiri kër. metti na trop parce que Pikine laa jógee waroon a ñëw reportage man avant maa génn Pikine c'était tout un problème. non yombul woon. franchement yombul woon parce que tey ak taw bi ni mu ko dóoree nii tey ci suba parce que bi ñu xëyee gis nga mbedd meeg yëpp dafa taa buntu kër yi taa tali bi taa ba oto gi sax suñuy daw sax vitesse bi ñu daan dawee mënatuñ koo dawee noonu. ñi lay doon ay professionnels yore engagement mbiru jàmbur moo tax ñu jug ne dañuy dem liggéey ji waaye jànkoonteel nañu ay jafe-jafe yu dul jeex. tardé naa lu bëree bëri parce que dama xëy war a dem ndox mi nekk sama buntu kër mënumaa dem en même temps muy wis teg ci mënatumaa dem. parce que samay daal yàqu na si ba mu obligé sol carax yi kon c'est-à-dire que problème la woon pour nga mën ka rallier. déjà nank laa doon daw pour bañ a gën tooy mais tooy naa xepp ba ma yegsee ba rond point Colobane tamit ma gën a tooy ndax il a fa sama moto fa la fayee quoi. mais conviction job rek soo amee conviction job wis du la téye quoi. defar assainissement ci yenn pàcc ci capitale bi nekk na loo xam ne ñii ñoo ngi koy sonju njiitu réew mi. ñu ñaax rek gouvernement bi assainissement bi ñu koy def avant ñuy teg ay tali avant ñuy teg ay pavé comprendre nga xam ne bu ndox mi taw mi ñëwee mu mën a dem même pas 20 à 30 minutes mu dem quoi. solution alternative war nañ ko mën a jël ci problème bi ni mel waaye nag dina jafe lool fii ci Dakar peut-être si yeneen localités yi mën nañ ko am. taw gi wàcc ci alxames gi fii ci Ndakaaru Njaay doon loo xam ne andil na jafe-jafe yu bëri citoyen yi lee. Cheikh Hassana Fall ca Masalikul Jinaan la ñuy wutali ak xew-xew ba fa war a am ñu war koo dalloo ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi ñu jëm kii di gouverneur bu Ndakaaru di Alassane Sall amaloon fa nag ab nemmeeku tey jilee gannaaw gi nag nee na lépp lu ci mutuwaay nguur gi dana ko jël ngir jàppale leen ci boobule xew-xew Cheikh Alassane Sall la ñuy déglu gouverneur bu Ndakaaru. déglu it ñi mu àndal ci seeni soxla. fi ñu bëgg état
taxawul leen fa ci wàllu inauguration bi. liggéey la bu nga xam ni bu yaatu la. dinañu soxla état ci fànn yu bëre lu mel ni wàllu sécurité lu mel ni wàllu aménagement lu mel ni ci wàllu courant lu mel ni ci liggéey yu nga xam ni ñoom dañ koy soxla ca état rek moo ko mën a liggéey mu jaar ni mu war a jaare lu mel ni wàllu santé loolu lépp la ñu bëggoon bu ñu ko dajalee ba xam ko ba natt ko lii nga xam ni lu ñu waral taxaw la ñun en tant que autorité régionale bu soobee yàlla ñu liggéey ko ci anam yu mu gën a rafete ak ci gaawaay bu mu gën a gaawe. xibaari biti réew dañu koy doore ca Gambie ak gouvernement bu yees ba fa am ca France nag kii di njiital réew ma di Emmanuel Macron daal dina dajeek njiitu jëwrin bu Angleterre waaye ca Syrie daal dinañu ubbi nag benn yoon ngir mën a sauver ñi di civil ya fa nekk. Ibrahima Kamara. bi mooy ñetteel bi yoon njiitu réew Gambie di Adama Barrow demal ay coppite ci nguuram ba mu jiite sa atum 2017 ba tey mu tàggoo ak kenn ki ñi ko gënoon a jege di Ibrahima Mballo di te goro ci moom Adama Barrow jëwriñ bi yor wàllu kaaraange réew mi nekkoon ci loxoom moom njiitu réew ma boobu ba léegi mu daal di koy dénk ab gradé bu nekkoon ca gendarmerie ba bu yàggoon lool secrétariat bu présidence ba itam naka noonu ak it wàllu jëwriñ bi ñu dénk fonction publique yeneen jëwriñ ya sa des nag amut benn coppite bu ci am. Emmanuel Macron di njiitu réew France ak Boris Johnson di premier ministre bu Angleterre ànd nañu daal di añandoo tey ji ci alxames bi sa Élysée ba seen waxtaan wi dafa ñeel génnub Angleterre ci kuréelu Europe bii di Union européenne ba ñu ca àddoo nag moom Emmanuel Macron la mu gis mooy di ne lu mën a ne la waaye nag faw rek ñu sàmm si it ay mandarga yu tënk ñoom réew Europe yooyee muy dal sa Irlande ak it boole seen i njënd ak njaay doon benn nañu ko daan defee bu njëkk. sa réewum Inde lu toll ci 2,000 nit la ñu teg loxo muy ay woy politique ak yi njiitu kuréel yuy sàmm àq ak yelleefu doomu aadama la waral loolu nag mooy ne diwaan boobe di Cachemire dañu ko nangu moomeelu boppam ba mu nekkoon lu yàgg lool ñu bari tiit ci toroxtaange bi ñuy teg ñooñe di ñaxtu ci mbir moomee. sa réewum Syrie mu am ab porox ndolo bu ñu tijji ngir civil yi loru ci xeex bi woy sa dëkk bi di Idlib ngir ñooñe mucc ci sox yu métti yi fay dal ci diggante jegeñaale Bachar al-Assad ya ak woy fippu ya ab ndaje sax daal dinañ koy sooke itamit mu nar am ci diggante réew bi di Russie Iran ak Turquie fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre bi ñu dëkkmal sa Ankara. ñu wutali nag ca Médina rue 25 seeti ji ki nga xamante ne mooy góor gi Madiop Amadou Boye ñu gën koo xamee ci Pape Boye donte nag mu ngi dund ak doomi jàngoro bii di diabète taxul benn yoon mu daal di toog di xaar yàlla moom nag ma ngay door waaram ab gargote la daal di yore ci bërëb boobee di ca jaay lekk ma Fall Youssouf Konté demoon nañ nemmeeku yooyu yële ñam yi nga xamante ne moom lay jaay ci boobu le gox. man mënatuma peut-être dama maintenir nii rek parce que fi mu nekk dama xaw tawat bu baax tàng yi day métti bon bu ci itam xaw na am vision bi wàcc na gisuma bu baax donc damay taxale. te moo ni de moom ci boppam mooy xëy bis bi yàlla sàkk wutali place bi muy jaayee ndékki di fa wut li muy dundalee njabootam Madiop Amadou Boye lay wuyoo ñu gën koo xam ci Pape Amadou Boye mu toll ci juróom-benn fukki at tey mooy jaay ndékki ci ñu ci gën a bëri ci ñuy liggéeyee ci jaabu Tilène Pape Boye di wax ni mu àggee ci njaay mi. man bi communauté urbaine laa liggéeyee mais depuis 2001 dafa tëj soxna si nag da daan jaay banque l'habitat ak building communal may dem di ko jàppale ay midi yooyu loolu moom mu dugal ci restauration bi mu après ñu ñëw fii di jaay ndékki jaay añ. depuis ban jamono. bon jaay ndékki bi presque mën naa ni depuis 2007 ñu ngi koy jaay fii maa ngi si buntu kër gi. buy jaay ndékki mbégte ak cawarte la ci àndal. donte ni mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci liggéeyam. ndax su ma jaayee ba fay mbuur rek amatuma xaalis boo fay mbuur ngay liggéeyal boo fayee mbuur rek parce que yow li nga si dugaloon presque liggéeyaat moom mën naa ni sama bénéfice mooy loolu. mu fekk baax ci Dakar Plateau tey muy dund ci Médina ak njabootam ak yaayam mu doon liggéeyee ca communauté urbaine waaye mu mujj ci génn ci ab départ volontaire mu mel ni sax li mu am ci départ volontaire boobule
bokk na ci li ko gën a marqué ci àddinaam. moo gën a neex ah posé nga ma question boo xam ni moo gën a neex moom nga bare na ah xanaa bu ñu fay suñu xaalisu départ comité urbain ñu ngi fay 5 millions et quelque daal dañu fay c'était en 2002. Madiop Boye di ab borom kër boo xam ne dafa jege njabootam loolu sax tax na ba mënul fàtte doomam bu mu ñàkk ci atum 2014. sama doom bi gaañu parce que dafa ba réer ñetti fan ñu koy wër 4e jour bi lañ ko gis nekk te géej la lab il n'avait que 24 ans 2014 la gaañu amoon na yërmande si yaayam trop doomu yaayam la woon doom ñu baax la woon amoon di nga am doom balaa nga koy xam mu gaañu nga koy xam mu gaañu man mii tax xaw ma ko woon mais bi mu gaañoo lañu xam mooy kan. njabootam bi nekk fi tey ñoom ñoo ngi wéy di keru ci seen baaxu papa. day toog di kaf ak ñun di foow ak ñun di reetaan ak ñun moom daal papa boo xam ne moom buy joxe exemple la ci biir këram macha allah ñun daal amul ñun suñ papa duñu wax ci moom dañ koy bàyyeek yàlla bàyyi kook ñun loolu daal lañ koy ñaanal. bëgg na njaboot trop wax dëgg yàlla parce que bëgg njaboot a waral li mu nangu nii moroomam ñu am kàttan doole sax nanguwuñ ko li mu nangu nii di ko def nii am na jeunes yu toog amuñu dara jàppuñ dara mais nanguwuñ ko ni nga ko gisee nii noonu la mel fii bu waxee sax xale yoo koy waxloo waaw wax dëgg yàlla caatam mi moo koy laqal di ko waxloo waaye bu du loolu sax kenn du ko dégg waaw. Madiop Boye di dund ak feebar bu métti depuis 2002 waaye terewul muy wéy di xeex ngir aar njabootam yéenam bu gën a rëy moo di mu gis ay doomam dund ba tekki. ñu jële leen seen réew ca Nigéria andi leen fii ci Kédougou dig leen xëy bi ñu yegsee nag furaas gisuñu dara yaakaar bu tas lañu fi fekk ñu mujjee di jaay seen bopp ci loo xamante ne neexu leen benn yoon ñoom soxna yooyu li ñu bëgg nag mooy delluwaat ci seenub réew ci seenub sago waaye nag loolee da leen a të ñu dem foofii ca Kédougou fekk ànd fa ak Iyane Demba Tine Barasaw. Kédougou ku ko wax xel daal di dem ci naka la ñuy jëfandikoo or ba loolee ànd ak leneen ay soxna yiy jaay seen bopp daanaka jóge ko fu ne suñ fa yegsee nag faw rekk ñu fay 1 million wala li ko ëpp ndax ñu mën a moom seen bopp te moom seen bopp boobee sax am na ay coono yoo xamanteel dañ ko cay dundee. Le travail, c'est prostituée. Mon travail ici, c'est prostituée. jaay sama bopp mooy sama liggéey dafa am benn waay bu ma indi fii daal di may dikk ab liggéey ak ay tubaab wante dara nekku ci woon dëgg te liggéey bi may liggéey nii dama ci am bis bu nekk lu toll ci 2 junni wala 3 junni te il fallait que ma liggéey ndax dama waroon jox waa ji lu toll ci 1 million te xas naa ko def ba pare. dafa am benn waay bu ma fi indi ba pare daal di ma fiy bàyyi maa ngi fii lu tolloog 3 at te li may liggéey mooy jaay sama bopp dañ ma diggoon ab liggéey ak ay tubaab waaye bu ma yegsee Kédougou nag mun ma woon wax kàllaama bi daanaka comprendre ma woon dara te xamuma fi woon kenn liggéey bi may liggéey nag dama koy liggéey rek ngir mën cee génn. Oui, il va te donner l'argent. 1 million. loolee tax ab mbootaay mu ëmb ña cosaanoo ca Nigéria daal di fay juddu ndax mën a indi gàllankoor ci doxalin bile. Quand il amène ici, il dit pas les filles que ce qu'ils vont venir faire ici. ñoom trafiquants yi suñu indi jigéen ñi fii ci Kédougou duñ leen wax lan lañ fi war a def suñ fi yegsee nag ci lañ leen di forcer ñuy jaay seen bopp mu doon loo xam ni metti na trop ci jigéen ñooñu looloo waral ñoom dañuy ñëw saa su nekk duñu wax li nga xam ne rek moom moo leen naqari moo tax dañ leen di pousser ñuy fay 1 jàpp 2 millions. Il faut qu'ils paient 1,5 million ou bien 1,2 million bien 1 million. dolleeku ca loole ONG La Lumière lëkkaloo ci ak OIM ak ñeneen ndax xeex ba gën a tar. ki leen fi indi dafay nekk sous forme de contrat moral ndaxte nag ci réseau la ñuy nekk xale bu jigéen bi ci fi indi bu ñëwee ba dugal ci métier bi dañu la teg ay menaces yoo xam ne menaces yi du yem sa personne physique fii rek mais même say parents ya nga xam ne nekk Nigéria menace bi dafay àgg ci ñoom su ko defee pour nga dénoncer leen day métti
day métti ci ñoom parce que dañuy ragal dénonciation bi parce que dañuy xam ne dénonciation bi di ci ñoom rek mais même seen i parents fële sont exposés à des menaces donc loolu moo tax léegi pour ñu identifier leen jafe na mais nag en collaboration avec la police et la gendarmerie ñoo ngi ci def ay jéego yu baax yoo xam ne pas plus tard que ñaari at yi weesu rek jàpp nañ ci ñaari yoo xam ne mën nañu wax ne ñoom sax ba léegi ñu ngi prison. mbir moomee jële ay xale yu jigéen ca Nigéria wala ci yeneen réew indi leen fii ci Sénégal rawatina ca diwaan bu Kédougou ma ngay gën di yaatu ñoom ñëpp nag ca jaay seen bopp la ñuy mujje ndax kàllaame gi duñ ko dégg waaye beneen jëmukaay duñ ko am seen ay këyit sax ñu koy faral di jël ba tax na saafara bu gaaw lañ cay sàkku laata rek mbir moomee di gën di jéggi dayoo. jaajëfal la bu baax Yane Demba Tine mu war a nekk lu ñu bàyyi xel bu baax mbokki xibaar yi file daal di buuree des leen di teewlu suñu yeneeni xibaar 19h45 Khalifa Diakhaté dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jaa ngeen jëf.